jërëjëf salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax nu ñu leen daan nuyoo saa su ne fii ci Sénégal Buzz 221 ànd ak Bawol TV tey nag ñu ngi fi nga xamante ni tey moo di Parcelles Assainies jàpp Grand Médine waaye dañuy gën préciser rek ñu ngi fi nga xamante ni tey moo di Grand Médine seet si kenn ki nga xamante ni duñu leen koy waxee saa su ne ñoo leen di seet si ñenn ci ay ndaanaan di leen génneel ñenn ci ay kilifa waaye ñu seet si tey le coordonnateur de la République seet si koo xamante ni mooy le coordonnateur des défenseurs de la République mën nañ souligner si noonu tey muy monsieur Youssoupha Niang dañu koy bàyyi rek mu nuyoo mbokku téléspectateur bu Sénégal Buzz ak Bawol TV Youssoupha ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam waa Sénégal TV Buzz TV maa leen di remercier ci déplacement bi ak tam jox ma opportunité ma mën a waxtaan ak sénégalais yi maa ngi tudd Youssoupha Niang dëkk fii à Grand Médine nekk responsable politique bu APR à Patte d'Oie nekk membre des défenseurs de la République. ok jërëjëf yaakaar naa ni noonu la nuyoowee moom Youssoupha Niang ni mu ko waxee rek c'était le membre des défenseurs pour la République yaakaar naa mu nekk taxawaay boo xamante ne taxawaay bu am solo la ci askan wi Youssou. waaw les défenseurs de la République benn plateforme la boo xam ne ñun ñëpp APR la ñu bokk am benn kilifa nag muy le président Macky Sall kese jiital ko ci lépp wóolu ko ci lépp def choix ci moom pour suñu avenir politique dénk ko ko. yàlla dogal nag mi ngi koy doxal ci ni nga xam ne noonu lañ ko jàppee mi ngi koy doxal bi gën a rafet waaw parce que ñun booy xool suñu génération bi yëpp musuñu politique Macky Sall le président Macky Sall moo wootee ñu ñëw wuyu si ko waaw ci biir loolu nag dem nañ ba un certain moment dans le département de Dakar ñu gis ne il fallait que ñu joxaat Macky Sall li mu moom dans le département pour ñu jox ko li mu moom mooy il faut que ñu organiser wu wéeru ci moom ba ñu wéeru ci yenn responsable yi waaw parce que su ko defee loolu parce que loolu bu ñu ko defee dañu gis ne dañuy naxasal doole président te pour renforcer le président mooy c'est-à-dire il faut que ñun ñëpp jubal direct ci moom maanaam orientation am la ñuy jëfee moom la ñu war a déglu su ko defee moom mu mun a am force nag pour mën a gën a concentré wu ci li nga xam ne moom la ko Sénégalais yi dégg donc loolu la ñu gis moo tax ñu tuddee plateforme les défenseurs de la République mais itam di woo ci Sénégalais yi aussi ñu respecter la République waaw maanaam ku barrière yëpp ku ci nekk nga xam fan nga war a mën a yem ndax réew mi ñun ñoo ko bokk te comme que ñoo ko bokk dafa am loo xam ne il faut que ñu respecté ko ñun ñëpp di am bët bu ñu koy war a xoolee ndax loolu mooy taaru Sénégal te taaru Sénégal nag ñun ñëpp ku nekk da nga ko war a respecté waaw li nga xam ne suñu biir la war nañ ko mun a comme que dëkk démocratie la ñu nekk mën nañ ko gérer suñu biir waaw mais république bi ñu jox ko cëram jox ko gëddaam comme ni ñu nawee suñu guide religieux yi suñu kilifa yi war ma boobu ñu leen jox moom la ñu war a jox lépp loo xam ne symbole la donc en tant que républicain noonu laa ko gisee. en tant que républicain noonu nga ko gisee ba taxit tey dañuy ñëw suñu waxtaan door li nga xamante ne mooy suñu waxtaan waaye dañuy tàmbale ci li nga xamante ni tey moo di actualité wax nga ko si biir waxtaan muy défenseur bi nga xamante ni tey mooy république bi nan la ñu war a taxawee ci askan bi ak ñi nga xamante ne moom ngeen di défendre le président de la république ci nga xamante ne côté bi ngeen nekk ci moom tey actuellement ñu nekk ci xeex boo xamante ne mën naa ne xeexu àdduna partout dans le monde tey le coronavirus le Covid 19 nekk xeex boo xamante ne bi mu duggee Sénégal ak yi yàgg na yàggul mais mi ngi yëngal réew mi. waaw ñu siy remercier le président bu baax ndax musiba bii di coronavirus foog naa biñ ko sentiree muy ñëw vraiment def nañ prévention yi mooy président jël na woon ministère de la santé mobiliser l'état du Sénégal pour ñu waajal ko mooy préparer les Sénégalais lii di ñëw su dee mënuñu mucc sax bañ fee dugg bu fi duggee ñu mën ko gérer te jàpp naa ne njariñ bi gis nañ ko moo tax tey bi mu fi duggsee gis nañ ne barrières yi ñu teg tey permettre na Sénégalais yi contamination bi ni muy demee un peu partout si yeneen réew yi demeewu fi noonu parce que waajoon nañ ko préparé ko ba tey wax dëgg yàlla Sénégal yëpp jàpp si nag Sénégalais yëpp opposition bi société civile bi ñoom ñëpp def yu fu Sénégalais maanaam taxu si taxawaay bu rafet la président bi mu wootee wuyu ji nañ te bi mu joxee orientation ñëpp respecté ko donc di si félicité Sénégalais yëpp di si félicité képp koo xam ne doomu Sénégal la nga parce que li ñu xam ne moo ñu war mooy ñu sàmm suñu réew ñoom ñëpp taxawee nañ ko ma donc su mu leen félicité ba pare di félicité bu baax ministre de la santé ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur de la santé parce que vraiment booba léegi ñëpp gis nañ ni tooguñu daluñu nelawuñu ñu ngi taxaw di jàppale réew mi ci ni ñu ko mënee ci seen temps ak seen xam-xam ak lépp donc appel bi nga xam ne nag président woote woon nag les défenseurs ñu ci jiitu parce que ñun dañu ñun sommes les défenseurs de la République kon ñun bu ñu wootee ci askan bi dañu war a def geste moo tax dès le début jël nañ suñu ay matuwaay le ministre Abdou Karim Fofana bi mu jegee affaire bi xool na tous les responsables de Dakar mu am loo xam ne jël na ko ci li mu mën jox leen ko pour prévention mooy xool ñun séddal nañ fi ay produits dans plus de 6 ou 7 communes
suñu ay ndaw dem fa sensibiliser waa commune bi jox leen suñu wàll ci mbir mi ku si nekk mu jox leen ay gel jox leen ay savon jox leen li nga xam ne nit ñi ñoom moom lañ soxla moment bi yemuñu ci loolu récemment booy xool jëlaat nañu dund suñu biir les défenseurs ku si nekk am loo participer ñi fa am salaire ak ñi fa amul salaire ñu dajale dara ba mu nekk ay tonnu ceeb ñu jënd ko aussi jëlaat 6 communes yoo xam ni am na ñu ko fa soxla ñu envoyé leen ko ñooñu tamit xool nañ néew doole ya fa nekk ñu jox leen ko mais yemuñu si loolu teewu chaque jour heure bi ñu yeewee ñu ngi sensibiliser di xool zone yi nga xam ne zone risque la ñu fexe di communiquer ak ndaw ya fa nekk pour ndaw yi mën a nekk des relais pour continuer di def communication bi nga xam ne mooy ñëpp dañu war a moytu mooy respecter les barrières yi nga xam ne moom la ñu santaane. jàpp nañ ne parce que fu mu nekk nii si ni ngeen nekkee ci voie sensibilisation bi yaakaar naa xeex boobu ngeen xeexoon ba fal le président de la république kon tey bu wootee xeex bi tamit muy sensibiliser xeex li nga xamante ne mooy jàngoro ji pour mu jóge fi ñu ngi gis acte yi ngeen di def ndax tey loolu nekk na acte boo xamante ne tey askan bi ñu ngi ko doon xaar soxla woon nañ ko yéen ngeen génn indil leen ko. waaw parce que flair bi ñuy am mooy askan bi souvent ñoom ñun la ñuy déglu fii ñu dëkk ñun lañ ciy déglu dañ ñuy xaar waaw donc te nit nag bu ñu lay xaar da nga war a pare. waaw donc loolu la moo tax gis nañ ne suñu responsable yi fi nekk yëpp mooy moo xam fu ñu mënti bokk wax dëgg yàlla même ñi bokkul ci mouvance présidentielle ñu ngi leen gis ñu ngi def seen taxawaay parce que réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk te am na foo xam ne bu fa tolloo dañuy jël waxu politique ak waxu appartenance yëpp ñu teg ko fële ñu jàppale réew mi ba nga xam ne lor bi bu dee dugg na fi comme ni mu mel ni du ñu mën a gaañ ndax gis naa les opérateurs économiques gis naa les responsables politiques déployer des moyens yu am solo di ko dimbalee seen askan foog naa loolu moom télé yeeg rajo yi depuis affaire bi mu dugg see ba léegi loolu la ñëpp di gis donc nit ñi ngi ciy def seen doole ñi ngi ciy def seen moyen ñi ngi ciy def lépp loo xam ni war nañ ko ci def pour fexe nit ñi affaire bi maanaam ñu mën ko téye daal waaw ndax jàpp naa ne loolu moo ñuy mën a dimbali booy xool à Touba ña fa dëkk def nañ ko boo gisee tey affaire bi ni mu fay doxee nii nga xam ne vraiment jàpp nañ ci liggéey bi ni mu ko war a demee sëriñ bi jël na ay matuwaay mais askan bi fa nekk aussi ak responsable fa nekk jàppale nañ ko si tey ba booy xool affaire yi incha allah rabi léegi mu jeex fa te pourtant cas yi foofu la commencé woon ba ñëpp tiit donc tey cas bi mi ngi fii à Dakar kon lu ñuy rappeler tout le monde rek mooy lay Dakar waaye aussi ñu gën a góorgóorlu wàññi déplacement yi nga xam ne amul njariñ ñu respecté barrières yi daal parce que foog naa tey xale bu ndaw sax xam na luy corona parce que communication bi ci état bi war a def na ko mais communication bi nga xam ne moom ci Sénégalais yi war a def aussi gis naa ne def nañ ko waaw parce que fii xale bu ndaw boo fawal fii di mun na la wax coronavirus ak nan lay bañ donc loolu je pense que communication bi moom jàll na waaw ba pare gis naa ne doomu aadama yi ñi ngi jël seen alal aussi di jàppale ñi amul fu ñu raxasoo fu amuñu gel di leen orienté ñi mën a dimbali nit ñi dund ñu ngi koy joxe te président Macky Sall je pense que am na lu mu prévoir loo xam ni vraiment dalal na xelu askan bi yëpp bi ñëpp jaaxle te loolu tam bëgg nañ ci wax incha allahu rabi. ci kaw dalal xelu askan boobu démb gis nañ benn sortie le ministre des affaires étrangères monsieur Amadou Ba def sortie boo xamante ne xëy na affaire yi yemul ci xeexal sénégalais kese ba ci doomu sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi à l'extérieur. waaw parce que xam nga xamante ne tey état war na leen jàppale ci ndimbal googu ñoom it ñu ngi koy xaar. waaw xam nga sénégalais de l'extérieur jox nañ leen benn 12 milliards. parce que ñoom dañ doon participer ci Sénégal parce que ñun tam ay anciens moodu lañ xam nañ lu xew foofu. donc foofu moom ñafe la. loo am ci réew mi nga koy jëlee nga koy indi. moo xam say parents moo xam say mbokk moo xam say projet. kon ñooñu ñëpp tey bu ñu toogee ci moment bi nga xam ne tey mënatuñu def dara mooy dañ leen a tere ñu génn mënatuñu liggéey mënatuñu def lu bëri. mais état du Sénégal fàttewu leen ndax ay sénégalais lañ ndax le président Macky Sall dafa mës a jël diaspora bi. boole leen ci réew mi moo waral fexe na ba ñoom ñëpp ñu am ay député am ay représentants du peuple au sein de l'hémicycle kon président mosu leen fàtte loolu moo waral bi mu demee bay xalaat Sénégal lay def leen te jox seen cër nag nañ koy organiser je pense que si consulat yi lañ ko war a yóbbu ñoom ñu bindu foofu wax seen programme ñu identifier leen pour xool ñoom na lañ ko gérer mais en tout cas jàpp nañ ne ñoom ñoo ko moom et je pense que le ministre des affaires étrangères moom xam na rôle am te jàpp naa ne dina leen mën a aider ba ku ci nekk li nga ci war a am ñu jox la ko ndax maa ngi gis ay moodu yu naan sax non nañu recenser seen famille yi nekk fii ñu jox leen ko ndax ñoom comme que lu ñu am fii lañu ko daan indiwaat donc ñu joxal leen ko directement seen famille mais yooyu yëpp ay option la ay cas de figure la yoo xam ne lu si nekk mën na nekk mais wóolu nañu daal le ministre des affaires étrangères ak ñoom ñi nga xam ne ñooy moodu yi ñu discuter échanger xool format bi nga xam ne mooy arrangé ñëpp ñu def ko parce que 12 milliards mu dégagé nañ ko te ñoom ñoo ko moom diaspora bi moo ko moom donc ci foofu tamit mën nañu dugg si le président Macky Sall lu mu defal sénégalais yi waaw parce que xam nga xew-xew bi mu amee quelque temps après dañu gis ñu naan non Niger nee nañ du ñu fay courant du ñu fay ndox mais quelques jours après le président Macky Sall def sortie yoom
mais foog naa bi mu génnee xelu Sénégal yëpp dox na ñi nga xam ne dañoon wax électricité romb na loolu waaw romb na loolu parce que xool na képp koo xam ne yaa ngi bokkoon amoon ay bourse familiale wala nga bokkoon ci enquête bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jox bourse familiale ñoom bokk nañ ci nga xam ne dañ qualifié d'office si ñi ñu war a jox ndimbal bi nga xam ne moom le président di jox famille yi parce que nag enquête ANSD bi ñu defee recensement bi xam nañ yan famille ñoo fi néew doole au Sénégal. ndax sénégalais ñenn ñi ñu ngi jàpp ndax ndimbal li fi mu war a yegg est-ce que dëgg-dëgg dina fa yegg. non ndimbali incha allahu rabbi je pense que dina fa yegg parce que gisuma lenn lu ci rax politique gisuma ko parce que booy xool organisation de base yi nga xam ne communauté de base yi comme ici à Grand Médine bi ñu wax suñu quartier tey su weesoo ñi nga xam ne am nañ bourse familiale xam nga bourse familiale moom ñu ko am foog naa waa ANSD ñoo def enquête famille bu ko war a am dinañ la defal enquête xool ndax yelloo nga ko wala yelloo woo ko soo ko yellowee ñu koy door a valider donc ñi nga xam ne amuñu ko te bokk si ñi nga xam ne mooy 411 000 personnes yi nga xam ne ñoom la ñu war a recenser mais am na famille yoo xam ne 588 000 quelques ménages yoo xam ni recensé nañ leen ba pare mooy ñi nga xam ne am nañ bourse ak ñi nga xam ne defoon nañ leen enquête ba pare ñooñu déjà ñoom d'office dañuy am donc mais ñun fi ici à Grand Médine booy xool organisation de base bi nga xam ne moom moo fi nekk mooy les délégués de quartier président comité de santé bi ak OCV yi bàjjanu gox ak président des parents d'élèves xam nga ñooñu kenn mënu leen a wax ne xamuñu ñan ñoo néew doole ci dëkk bi ñooñu bu ñu tànnee si tànn bu normal non liggéey bu set bu rafet la ñuy def maanaam liggéey bi dénkuñu ko kenn ay groupe lañ ko dénk pour su boobu bu ñu ko defee si quartier yi dañu koy yéegal maanaam yeneen quartier yi commune bi yëpp dañ koy bu ñu paree dañ koy yóbbu ci commune bi su ko defee ñu dajalewaat foofu yooyu bàjjanu gox bi nga xam ne moo dirige commune bi responsable ASC yi responsable commune de santé Nabil Choucair ñooñu tam ñu xoolaat ndax ñii liggéey bi ñu def baax na buñ ko valider foofu demaat si préfet bi sous préfet bi arrondissement des Parcelles Assainies kooku xoolaat vérifier valider su paree nag lañ koy yóbbu préfet du département de Dakar donc tous les 19 communes de Dakar foofu la ñuy yóbbu ñu vérifier waat xoolaat ndax est-ce que ñii ñëpp ay famille yu koy yelloo lañ ba mu leer ñu koy door a yóbbu ci gouverneur à partir de gouverneur nag amatul kenn ku ci am accès gis nga chaîne bi mu nekk yëpp amul kenn ku ci mën a def lu la neex lépp travail de groupe lañ ko def parce que dañoo jàpp ne alalu askan bi la lañ ko war a delloo askan bi te yéene bi ci président am mooy képp koo xam ne am nga dara buñ la ci woowoon sax waroo ko jël dañu war a dimbali askan bi nga xam ne tey soxla nañ ko tax tey ñëpp gis nañ ni ñu bëri fañ doon dem mënatuñ fa dem fañ daan utee dara mënuñu ko fa jëlee donc da ngay daw génn tuuti mais teel a dugaat parce que loolu la réew mi laaj tey donc kon président ñooñu la bëgg a dimbali boobu du ñu yëg tëju bi ak métit bi donc mais yemul ci loolu parce que travailleurs yi aussi mi ngi leen di dimbali secteurs yi nga xam ne touché nañu yëpp ñoom ñëpp mi ngi leen di jàppale donc secteur bu ci nekk mun a 64 milliards la jël jox ko waa santé pour lépp loo xam ne tey oto soxla nañ ko ci moment yi ñu toll ni ñu def ko maanaam parce que gis na taxawaay bi ñu am buggul seen dara tardé waaw mu préparé leen ñu am charge yoo xam ne lépp loo xam ne war nañu ko mën a defal pour ñoom ci ay matuwaay ñoom ba pare ak askan bi ñu taxaw si te li ma lay wax nii yëpp mooy 1000 milliards yëpp disponible na xam nga booy xool secteur de l'électricité famille yi nga xam ne de 15000 à 25000 ñooñu ñëpp état du Sénégal da leen koy dimbalee c'est-à-dire ñoom dina leen ñi nga xam ne 25000 la ñuy fay da leen jox 15000 da leen ñoom 10000 la ñuy fay mu motal leen 15000 ñi nga xam ne 15000 dañ leen koy éponger mais ñooñu tam dañuy même famille yooyu ñoom ñooy amaat sens si ndox mi 3 milliards yi mu joxe ci ndox mi aussi dañuy amaat sens c'est-à-dire ñooñu mun nañu am sens jox leen dund ñu si ëpp parce que da ay néew doole leen ñaar seen facture président da koy partager ak ñoom moo xam ndox ak électricité secteur yi nga xam ne mooy secteur yi mu touché aussi mooy secteur hôtelier yi yenn secteurs yi jël na ci ay matuwaay ñëpp a gis nañ ko ba pare nee na képp kuy sénégalais bu ñu la yóbboo semence technique nañ la jox 70% et je pense que loolu mu def kenn mënul def lu ëpp loolu kenn mënul def lu ëpp loolu parce que ñu ngi wax ak ay moodu yu nekk feneen gis nañ mesures yu ñu jël foofu mais ñun mesures yu ñu jël kenn jëlu ko gisuma kenn ko jël non kenn jëlu ko mais xam nga sànq ci biir waxtaan bi wax nga kon ne nga tey affaire bi nekk na social boo xamante ne daray politique raxu ci mais ñenn ci sénégalais ne seen première campagne ci 3e mandat bi ngeen bëgg a jaarale ci biir Covid 19 ndax loolu tey sénégalais yi suñu taxee wax ko ban réponse ngeen ci am yéen en tant que coordinateur. waaw c'est-à-dire conscientiser waat leen rek ñu xam ne moment bii du moment politique xam nga sénégalais yi mënuñu bu élection jotee même ici à Grand Médine man loolu laay dund bu ñu demee ci campagne ba def campagne ba pare kii gagné bu gagné dañuy dem takku ji liggéey
ñun dañ fiy bàyyi li ñu doon def ñu dem liggéey keneen dem liggéey ñu ñëpp ñu liggéey pour réew mi. mënuñu fi nekk di politique chaque jour musiba bi mënu fi nekk ñuy xalaat ay troisième mandat bu dee yoon may na ko da koy jël. non parce que loolu kenn mënuñu ko tere aussi bu dee yoon daf ko may président Macky Sall mu xam ne yoon may na ko te mu soxla ko da koy jël. kon pare ngeen pour def seen troisième mandat yéen. non du ñun ñooy pare troisième mandat. nekkuñu ngeen pour nekkaat ci ginnaaw président mu amaat troisième mandat. dama ne la président. li ko yoon may moom xam na ko. moom li ko yoon may moom xam na ko. donc loolu bu ko jëlee ñun dañ koy suivre. mais du ay sénégalais wala ñooy toog naan dafa war a def wala warul def ndax sénégalais seen sañ-sañ ñoom seen sañ-sañ ñoo ngi koy jëfee. kon mënuñu tere keneen def sañ-sañam kon ñu nekkuñu ci ay waxu troisième mandat wax dëgg yàlla wax boobu du wax boo xam ne sax ñun dañ koy véhiculer parce que taluñu ko ndax élection yi ñi ngi door a am 1 an des élections premier gouvernement ba léegi moo fi nekk kon bu ñu bëggee Sénégal li fi nekk ni tey tere ñoo nelaw ñun ñëpp nit ñi di xalaat ne li ñuy jëfal Sénégalais yi di ci xalaat ay troisième mandat am na ñoo xam ne vraiment duñu ay nit non ku koy xalaat moment bi ñu toll doo nit ñi nga xam ne nag bu dee politique lañ def seen métier heure bu ñu yeewoo suba ba ngoon ñi ngi xool schéma politique ñooñu mun nañu di xalaat yooyu mais vraiment ñun tey lu ñuy xalaat mooy gox bi ñu dëkk ñu fexe ba affaire bu mu fi dugg ñu jël matuwaay yi ñu war a jël yëpp pour jàppale waa Grand Médine ji ba mbir mi bu fi duggee du fi def kenn dara mais li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla bu mu fi dugg mais ñu teg des mesures yoo xam tey bu fi xawoon laal sax bu fi xawoon dugg tuuti sax dina fekk préparé wu nañ de telle sorte que du laal 3 personnes pour man foofu la ñu war a concentré wu ba politique jot ñu politique parce que mënuñu man de gëwuma loolu gëwuma mën dëkk ci politique gëwuma loolu. mais ba tey am benn point bu actualité boo xamante ne xëy na dafa xew tamit ci biir couvre-feu bi mu bëgg ñu tëjee ko yaakaar naa ñu gis ko mu nekk loo xamante ne ni ñuy dippee ay doomu borom alal tey ñoo jëf-jëf jooju tey ci réew mi muy le cas de Iba Thiam bi nga xamante ne moo amoon fan yee passé ci Almadies ak couvre-feu bi fi mu tolloon ñu ne na ñëpp a toog seen kër tey acte boobu noonu am lan ngeen ci souligné. waaw loolu nag xoolal du ma rafetlu sax déjà jëf ji li xew jëf ji du ma ko rafetlu mais comme que xaw ma li ci xew au fond dégg naa ko daal ci presse bi te vraiment bu doon dama jàpp ne respecté wuñu règle yi rafetlu ma ko mais ay nit nag bu dee dañoo toog à partir de 18 heures dem dugg fenn toog fa ba fajar ba def fa xew-xew wax dëgg yàlla jàpp naa ne yoon dugg na ci te mi ngi ciy def yoonam je pense que am na ñu bëri ñu ci jox mandat de dépôt 5 ou 6 personnes kon jàpp naa ne yoon mi ngi liggéeyam man du ma wax ci loolu ay doomu kilifa man gëwuma loolu ci Sénégal. xam nga lu message boobu askan bi ñoo souligné message boobu parce que gis nañu ni doomu baadoole bi di sonnee ci genre cas yooyu noonu tey doomu borom daraja tey lu mel noonu bu ko rombee dañu tourné page bi vite fait nekk ci leneen en tant que porte-voix tey nekk ci askan boo xamante ne comme ni nga ko waxee tey ñu dëkk ak askan bu néew doole ban message ngay souligné si loolu tamit bu baax. waaw loolu xam nga bu dee am na kenn mënu ko rafetlu parce que dama jàpp ne réew moom kenn waru ci ëpp sa morom droit ñëpp ñoo war a yem même pied d'égalité kon damaa jàpp ne tey bu ñu nekkee ci réew mun mel ni Sénégal maanaam gëw ma sax loolu man gëw ma ne yoon war na mën a doxee noonu parce que fii loo fi def lépp siiw donc ñooñu jàpp naa ne bi li xew ba mu xewee ñëpp a ngi koy wax donc ñëpp ñu ngi leen di xool ñëpp ñu ngi leen di dégg te nag fii Sénégal bu la nit ñuy xoolee di la dégg di nga am yoo xam ne di nga ko rus mais man gëw ma loolu xam nga lan laa gëm ma jàpp ne réew mi ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ñun ci APR la ñu bokk ñoo njëkk a taxaw ne fonction publique recrutement des emplois ni ñu koy doxalee fii Sénégal teguwul ci yoon ñii ñoo koy jotee ñeneen ñi joteewuñ ko ñun ñoo ko wax te Macky Sall la ñu àndal xam nga la tax ñu def ko pour président bàyyi xelam ci orientation yi mu joxe mu gën ci joxe rigueur que ni mu ko bëggee mooy képp kuy doomu Sénégal te nga war ci am ñu jox la ko sans si xool nii nga mel wala fee nga bokk wala nële nga bokk ñun loolu la ñu gëmuñu ay kii borom alal la wala borom néew doole xam nga ñun fi ñu dëkk quartier la boo xam ne quartier bu ñu néew doole ñoo fi dëkk kon ñun mënuñu gëm leneen te dañoo jàpp ne lépp lu doomu aadama war a am ñu dëkk ci gox bii ni mérité nañ ko te mën nañ ko donc ñun loolu la ñu gëm kon ñun képp koo xamee da nga am noo gisee sa bopp ne wala noo taxawee wala ñu jël la jox la ci beneen classe boo xam man gëwuma loolu li ma gëm daal réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que ñun ñëpp li ñu identifié mooy carte d'identité sénégalais kon munoo am lu ma amul ba pare nga bëgg ma wan leneen kon li des nit ñi ñooy am fu la gëm seen bopp ku si nekk ci li nga war a nekk jàppale sa morom te yàlla kese tax suturaal sa morom te yàlla kese tax mais sagal sa morom te yàlla kese tax parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te comme que ñun ñëpp ñoo ko bokk nag nañuy taxaw ci lépp loo xam ne du dul dëgg ñu xeex ko mais li nga xam ne dafa baax ñun ñëpp ñu encouragé ko ñu bañ a jàpp ne président lu mu def ñu xalaat ci politique man lu ma def ñu xalaat ci politique parce que ñun bi ñuy ñëwee di njëkk a joxe suñu ay aide orientation yi président joxe lañ def mooy dañ ko jël dajale yóbbu ko ci mairie bi jaxase na réew mi lu waay def ñu xalaat ci politique waaw parce que loolu moo dul yoon parce que dëkk bi politique doxalu ko
politique doxale ko il faut que Sénégalais ñu nangu liggéey ñu nekk ci administration bi ñu liggéey nit ñi nañuy liggéey il faut que nit ñi liggéey bu ñu liggéey dëkk bi dafay avancer parce que ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp dëkk bi kenn du fi ñëw di ñu yee naa ñu dem leen liggéey di ñu xaar ñu wàcc ñun ñoo war a xëy 6 heures yi ma dem liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc ku si nekk li nga xam dafa la war ci réew mi nga def ko jàppale sa bopp mais mënuñu xaar lépp état ku def lu baax ñu ne da ngay politique te ku am problème politicien yi ngay seeti ku am sa jafe-jafe fii da ngay wër ba gis ñu ñëw wax ak ñun noonu nga koy defee suñu beneen morom donc kon li ñuy def lu baax la bu doon ko am jafe-jafe def ñuy daw kay amul problème. mais taxawaay boobu ngeen taxawee pour askan bi moo tax ku am problème dawut si la. mais mi ngi noonu ba pare ñu leen jox orientation yu baax nag mooy lépp lu baax nag lu nga xam ne am nañ ko buy ñëwee ñu bokk ak ñoom ba pare di leen xolloo fu baax aussi parce que noonu mooy àdduna loolu rek moo fi nekk. loolu rek moo fi nekk jërëjëf mbokk yi ni ma leen ko waxee woon rek waaw loolu tamit ka point bu am solo la rafet na waaw waaw. waaw non man xam nga locataires yi moom man yàggoon naa ci wax depuis première mesure bi ñu ko jëlee ba léegi eggali nañ ko wala eggaluñ ko wala mesure yu ñu ci waroon def topp nañ ko ni ñu ko war a toppee am déet mais li ëpp solo mooy yéene bi président amoon xalaat ne am na couche boo xam ni amuñu doole nan lañ leen war a dimbalee loolu moo indi bourse familiale yi loolu moo indi waat muy def ndimbal bii di ko def ci ménage yi mais loolu aussi moo tax mu bàyyi woon xelam ci locataires yi donc loolu nag jàpp naa ne il fallait que ñu xoolaat ko ndax dem na ba ci digg bi bailleur yëpp changé waat position parce que nit ki aussi boo koy wàññiloo da nga koy jox ay mesures d'accompagnement parce que tey ñi nga xam ne seen liggéey yëpp coronavirus bi laal na ko jël na alal bu dul jeex pour préparer dimbali leen pour ñu bañ ko subir kon borom kër gi nga xam ne dafa dem liggéeyi këram moo xam fu mu jëlee alalam ba tabax këram je pense que boo ko bëggee wàññiloo war nga am leneen loo ko wax parce que ci moment bi lañu wax quoi. non je pense que loolu bailleurs yi ay nit lañ. parce que bu xëyul liggéeyu doo am loo mën a fayee sa location. ay nit lañ nit ñi mënuñu yendu ci kër gi demuñu dikkuñu wala ku ci dem da ngay ñëwaat jafe-jafe yi am nga bëgg sonal nit ñi. et loolu je pense que problème bu ci mën am l'état du Sénégal dina ko gérer te foog naa ni situation boobu tamit boole guñ ko ci waxtaan bi je pense que war nañ ko intégrer. waaw war nañ ko intégrer non point bu am solo la. c'est ça ndax li ñu wax ci courant bi wax ci ndox mi dañu fàtte locataires yi soxna si wax nga wax bu am solo loolu dañu ko war a intégrer ci programme bi xool ñoom tam si fan lañ leen di dugal si mesure sociale si mesure yi mu jël pour mën a régler loolu aussi location bi war a toog xaar location bi mu war a dundalee famem kee tamit mi ngi doon xaar salaire bu mu war a fay pour fay borom location loolu foog mu laaj waxtaan c'est ça non je pense que loolu mooy dëgg il faut que dafay laaj waxtaan te je pense que xam naa bu ci joxee des orientations techniciens yi ñoom foog naa dinañ def li ci gaaw ci nu mu gën a gaawee xool ci ban rubrique lañ leen di dugal ñu gérer affaire boobu parce que affaire boobu am solo la waaw parce que xam nga am na ñoo xam ne ay retraité lañ seen kër la ñuy xaar pour dund am na ñoo xam ne ay moodu yi demoon ba ñëw nañ jënd kër tabax ko si locataires yi la ñuy jëlee lu ñu dundee locataire bi aussi bu jafe-jafe amee ba mënatul dem mënatul dikk li mu mënoon mënatu ko am il faut que waxtaan am et je pense que waxtaan boobu dinañ ko mën a am bind président jox ko information yi moom tam mun ci joxe ay ndigal yuy permettre ñoom tamit aussi mesures yi ñu gis ci seen bopp xam nga parce que mesures yi moom mooy oyofalal sénégalais yi mbir mi waaw donc comme que ñu ngi koy def ci secteur yëpp ñii soxla dund ñu ngi leen di jox dund c'est 1 milliard aide de la presse pour ñoom ñëpp ñu mën a affaire yi mën a oyof ñu mën a fay seen ay employés kon je pense que point bi aussi war nañ ko ci dugal ndax point bu sensible la mais point bu am njariñ la waaw te foog naa bu dee dañu bëgg a dimbale nit ñi wax dëgg yàlla war nañ ko ci mën a boole waaw jërëjëf mbokk yi ni ñu ko waxee woon rek yaakaar naa ni tey nee naa leen Youssoupha Niang lañ leen seet si woon te waxtaan bi waxtaan la bu am njëriñ waxtaan bu am solo ci askan wi la en particulier mbokku Sénégal Buzz 221 ak Bawol TV yaakaar naa ñu ngi en direct Bawol TV sama jigéen ak noonu moo yor direct bi pël waaye di kontaan naat bu baax a baax ci nga xamante ne mooy sama invité tey di Youssoupha Niang dernier mot yi nga xamante ne moom ngay tàggatoo mbokku Sénégal waaw remercier leen yéen ñëpp remercier waa Sénégal Buzz ak Bawol TV vraiment Pël TV la ko waroon tuddee Pël TV moo dàq Bawol TV donc di remercier tout le monde di jaajëfal ñi nga xam ne yàlla moo ñu boole ñuy ànd ak ñoom di yëngatu ñoom ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg mooy askan bi kese moo ñu ñor mooy fii nga xam ne mooy suñu fierté mooy Grand Médine
parce que amuñu lu ko ëpp ñun ñëpp fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo. ci loolu laa waroon a bëgg a commencé dogguma la sax. fii lañ ko war a indi. dogguma la lu ñuy wuti tam fii lañ ko war a indi. dogguma la mais dafa am sax si lu ma waroon a njëkk a commencé parce que sensibilisation bi nga xamante ne ñu ngi koy def askan bi tey dama ñëw fekk la ci tey dama ñëw fekk la ci nga nekk di ko dox ak sa waa dëkk xëy na tamit loolu bokkoon na point bu ma waroon a gën a ubbee pour wane li nga xamante ni tey mooy acte bu baax bi ngay def sa biir quartier. c'est ça parce que loolu mooy yoon parce que orientation yi le président joxe mooy c'est-à-dire mu am ay relais un peu partout ku ci nekk rek fi nga xam ne war nga ko fa mën a taxawal moom nga taxawal parce que ñëpp ko jox seen carte mu gagné jiite réew mi kon tey lépp lu ñuy def rek ci turam lañ koy defee donc bi mbir mi xewee li nga xam ne mooy première orientation yi ñu amoon mooy lu ñu dajale ñun waa Benno nañ koy yóbbu ci mairie bi nag moom mooy xool dispensaire yu mu am poste de santé mooy xool hôpital yi nekk ci kiiwam mu xool nu mu leen jàppalee loolu def nañ ci suñu participation ak suñu jigéen Aminata Sow madame le ministre Aminata Sow honorable député Marie-Thérèse Aïda Seck yóbbu nañ ko ci le maire Banda Diop moom tam mu def ci lim ci war a def buñ ci paree tam dem nañ ci suñu poste de santé bu Grand Médine bi yóbbu suñu participation askan bi liñ ci war yëpp ñoo ngi ko ci def mais tey ku si nekk ñu teg dara sa loxo tamit dafay am njëriñ donc ci processus boobu la ñu nekk ñun daal tant que mbir mi ngi fi ñu ngi seen wet lu mu laaj incha allahu rabbi nañ ci def lu ñu mën lu ñu mënul nag duñ ko def mais loo xam ne mën nañ ko ndax suñu yéene moom suñu yéene ci ñoom mënuñu ko wax parce que dafay dépasser loo gis ci àdduna waaw mais nag li am solo mooy li ñu mën présentement incha allahu rabbi dañ ci ànd ak ñoom jigéen ñi ñu ngi nii jeunes yi ñu ngi nii di préparer xool ku si nekk du ñu bàyyi mag du ñu bàyyi ndaw du ñu bàyyi jigéen ñoom ñëpp ku si nekk nañ la jox ay outils matuwaay yu lay permettre nga mun a fagaru waaw ba pare conscientiser la bu baax ndax xam nga ay nit yu dëkkandoo yarandoo màggandoo communication bi dafay gaaw dafay facile ndax doo wax ak ay étranger waaw on se sait xamante nañ bu baax a baax dafay nekk lu gaaw daal waaw mi ngi noonu. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne tey waxtaan bi am na solo tey jërëjëf di kontaanaat bu baax a baax ci dalal bi mu ñu dalal comme ni ñu ko waxee rek liggéey bi nga xamante ne le président sant na leen ko ñu war ci nekk di si nekkal askan wi bi ñu ñëwee fekk nañ ko ci dañu ko ciy jaajëfal bu baax di waxaat mbokk yi Sénégal lañ nekk suñu Sénégal la ñoo ko moom bu ñu ko liggéeyee rek jàppale ko fu ñu bëgg mu yegg dina fa yegg waaye nag maa ngi nuyu bu baax a baax sama caméraman bi ak pël borom direct bi tey di gànnaar la dema waaye nag Youssouf foog mu nuyu sama maman Alima Ngom kooku du ma dugg Grand Médine ba génn du ma ko nuyu ak yaay Mountakha Seck waaw noonu la di nuyu maire Alima kooku suñu mama la Mountakha suñu rakk la man seen kër dama fa yàgg dama fa yaru dama fa am jaar ak Youssou Seck taaw yi seen taaw ñu dund lu bëri ñoom ñu fa nekk ñëpp boo yëpp samay rakk lañ Youssou ba Italie ba Espagne bi mu nekk ñu ngi dégg mama bi nag mooy neexal suñu meeting yi mooy ñëw indi xorom si way mu neex def lu rafet donc suñu mama la ñu koy ñaanal gudd fan ak wér di la remercier yow tamit di remercier équipe bi nga àndal di leen ñaax rek ngeen gën a ñafee gën a góorgóorlu xam ne réew mi liggéey rek moo koy yóbbu fi mu war a dem il faut que nit ñi gëm loolu job liggéey bu baax xam nga ku ci am poste nga fonk ko di teel a xëy di guddee wàcc parce que loolu da nga koy defal sa bopp mais da nga koy defal réew mi pour ëllëg mu mun a baax si suñuy doom yeeg suñu sët yi waaw ñu bàyyi feñaak bi daal xam nga am poste stratégique bu baax heure bu la neexee ngay xëy heure bu la neexee ngay wàcc tegoo ko fenn loolu amul du yoon daal donc loolu tam appel la bu ñuy def Sénégalais yi ñoom ñëpp ñu gën a fonk liggéey waaw yéen tam ngeen gën a góorgóorlu yéen a ngi ci yoon yàlla yokkal affaire yi ba fi ngeen koy séntu yàlla yóbbu leen ko foofu waaw leen remercier di remercier les défenseurs de la République ñoom ñi nga xam ne ñi ngi représenté wu ci 19 communes de Dakar yëpp waaw yàlla dogal ñu am taxawaay bu rafet ci côté président Macky Sall moom rek la ñuy défendre moom mooy suñu leader moom la ñuy soutenir donc di ko ñaanal moom tamit feebar bi yàlla jëlee ko ci réew mi pour oyofalal ko yen bi nga xam ne moom la yenu donc ambition yi mu am ci réew mi rek ñaan yàlla defal ko su ko defee fi mu bëgg a yóbbu Sénégal mu yóbbu ko fa waaw xam nga jafe-jafe yi moom dafay xaw a tardel affaire yi te foog naa foo tourner à Dakar yaa ngi gis gars yi ñu ngi doon liggéey def ay autopont yu kenn xamul donc bu jàmm amee rek li mu yéene Sénégalais ci 5 ans yi nii dina ci def lu bëree bëri te ñun loolu lañ bëgg mu concentré wu ci loolu moo indi les défenseurs waaw ñu mën a talal ko toppatool ko ñenn ñi moom mu concentré wu ci mandat bi. ñenn ñi comme ñan. ñenn ñi nekk fii rek di dafay ak di doore. comme ñan bëri ñi nga xam ne dañuy def affaire yoo xam ne bokk ci. xam nga waaw adversaire yi ci côté. waaw ci sens yëpp nag. waaw moo tax ñu nekk les boucliers du président Macky Sall. moom mu concentré wu ci mandat bi ñun ñuy waxtaan ak ñeneen ñi. mais gars yi ñoom rek ngeen di défendre wala peuple bi tamit ci lañ bokk. peuple bi tamit ci défense bi lañ bokk. waaw mais ñun li ñuy défendre peuple bi moo ko war a défendre. est-ce que comprendre nga xam nga tey réew comme tey rek couvre-feu bi xam nga ñëpp a ko war a respecté ñun les défenseurs c'est comme ça li ñu war a respecté dañuy wax nit ñi respecté leen ko ku ko bañ ñu ne la tegu woo ci yoon da nga war a tegu ci yoon da nga war a respecté lii
loolu rek la c'est loolu mooy les défenseurs. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne waxtaan bi neex na bëgguñu ko woon dagg mais heure bee ñu tënk di kontaan bu baax a baax sama ñaari caméraman yi Thiam ak Pël bég naa bu baax a baax Pël TV moom noonu Pël TV changé Youssoufa Niang changé na Bawal TV bi Assane Ndiaye dina la mere yow après jërëjëf mbokk yi kontaan nañ bu baax a baax ci Youssoufa Niang ci dalal bi ak sensibilisation bi nga xamante ne mi ngi koy def ci askanam ak jàppale bi nga xamante ne mi ngi koy jàppale le président de la république ci xeex li nga xamante ni mën nañ ne xeexu ñëpp la daal nañ ko xeex mu jéego fi di ñaan yàlla suñu borom jëlee ko fi te mu dañ fekk jàmm ak salaam ba ñu nekkaat ci li nga xamante ne ci lañ nekkoon mbokk yi di leen kontaane bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf